jaay foofu ca hôpital Aristide Le Dantec gis nañu tey jóg ngeen jëm ca biir hôpital ba waaye mu mel ni amoon ngeen jafe-jafe ngir daal di accéder ca biir qu'est-ce qui s'est passé réellement. waaw encore une fois ñu ngi lay sant ci dalal bi je pense que ce qui s'est passé moom soxna Aïda kenn mësu koo gis. waaw parce que ñun dañoo xëy tey. ne dañuy liggéeyi. bi ñu ñëwee ba foofu gis policiers yi barricade foofu yëpp. waaw ne ñun duñu dugg ñun le personnel de l'hôpital Aristide Le Dantec tey duñu dugg suñu biir hôpital. xool faj malade yi. waaw loolu nag lu yéeme la. waaw lu yéeme mais ñii nag tàmm nañu nguur gi moom lépp lu mu ñu defati dootuñu bett. waaw parce que ku jël ay malade yow wéerul sànni leen ci biti defe naa du personnel bee lay jaaxal. donc encore une fois bettuñu waaw parce que ñun xam nañ ñi ñu ko séqal. waaw donc je pense que loolu ñëpp ko war a naqarlu. waaw ñun bu ñu xëyul hôpital fu ñuy xëy ñun hôpital la ñu mën a xëy fan lañ rawatina ba léegi sooru personnel bi waxuñu ci dara. soo ne ay da moment bi may wax yow man xawma fan laa jëm keneen ak keneen mais balaa ngaa tëj hôpital doo régler sooru personnel bi ba pare. personnel bi xam fu ñu jëm. nga soog a tëj comme yow nee nga dangay tëj mais régler sooru personnel ba pare et puis lan la ñuy teree dugg ci hôpital boobu. lan ban motif ban lañ leen jox mais amul benn motif jaay doole rek waaw jaay doole rek la ci loolu rek la tënkuwul ci dara. xëyu leen tey kon laalu leen ay malade. mais dañoo ñëw ci bunt bi ñu ne duñu dugg ñu ne tey duñu dugg hôpital ñun personnel de l'hôpital duñu dugg hôpital mais affaire bu yéeme laa lay wax. te teguñu ko fenn naa. parce que nee nañ dañuy tëj comprendre tey dañuy tëj hôpital bi comprendre waaw teguñu ko fenn. gis nañ fi lim bu takk ci ay takk der yoo xamante ni vraiment ñu nga fa woon gis nañ yenn sage-femme yoo xamante ni nee nañ woon dañu bëggoon dugg ñenn ñi bëggoon jël seeni matériel yu ñu fekk ci bàyyi ci biir mais également même chose la ñu wax na leen li ñu recevoir comme notification wala bokk li ñu leen digal moom moo di bu kenn dugg ndax jamono jooju même moment bi ñu leen tere itam ñii di patients yi également dañ leen tere woon ñu dugg. waaw parce que xam nga mooy li ma la wax ñoom dañuy tâtonner rek ñoom amuñu plan de déménagement amuñu plan de redéploiement dañuy tâtonner rek. bu doon am nañ plan de redéploiement personnel bi redéployer nañ leen bu yàgg donc dañuy tâtonner malade yooyu yëguñu woon ne hôpital dañ koy tëj. moo tax ñoom ñu dem ñëw te ku yor sa jàngoro nag am sa rendez-vous mais dañ ko war a faj mais dañ leen téye ci bunt bi. bi ñu demee ba xam ne hôpital mënuñu ko tëj tey ci lañ bàyyi bunt bi. ah bon bien sûr. te démb la 15 dañu joxe. bàyyiwaat nañu buntu bi malade yi dugg personnel bi dugg loolu mooy wane ne hôpital bi waruñu ko tëj histoire joxu leen dëgg. donc am na service yoo xam ne ña ngay fonctionner ba léegi malade yi ñëwoon tey rendez-vous. donc hôpital mënu ko tëj tey. da ngay wax boo ko tëjee da nga jaay doole rek te loolu lañ def. jaay doole rek lañ fi nekkee. jaay doole rek. waaw léegi monsieur Ndione bëggoon naa en tant que syndicaliste gis nañ xeex bi yàgg na taxawaay bi tamit ñu ngi juróom-benn ngeen daanaka ci biir hôpital bi waaye mu mel ni ñaar ci ay kuréel képp ñoom ñoo sumb ci xeex bu ni mel lan moo waral lool. waaw xam nga nag moom syndicat yi moom bari nañ comme li nga wax rek. waaw ñun nag moom fi ñun yoon bi ñu jël duñ ko wàcc xeex bi ku ñu ci fekk ñu jël ku ñu ci fekk ñu jël. waaw donc je pense que tout le monde est libre ku ne moom am nga ce choix man nit ku ne boo defee ce choix dama koy respecter waaw ils ont fait leur choix que je respecte dama koy choix boobu dama koy respecter mais nag man kenn du ma yàqal parce que yàgg naa ko wax ku dem ma dem ku demul ma dem du ma xaar kenn tamit parce que boo nekkee ci dëgg amuma lu may tiit man waaw rawatina man maa décidé doon syndicaliste jékku ma rek doon ñu ne ma syndicaliste man maa ko décidé c'est mon choix personnel donc dama ko war a assumer lu ma ci góobee dama ko war a gar rawatina ñu nekk ci dëgg donc je pense que même bu ma doon man kese sax damay dem waaw donc je pense que tout le monde est libre ils ont fait leur choix de ne pas s'abattre am nañ ci droit ñoom fan lañ féete waaw xam nga parce que ku féetewul fii di nga féete fële waaw xam nga la moo tax ma ne la je respecte leur choix du ma xool fi ñu féete parce que dama respecter seen choix bu ma xoolee fi ñu féete rek dootuma respecter seen choix te dama ko respecter donc waruma xool fi ñu féete l'essentiel man bu ma kenn yàqal rek waaw bu ma kenn yàqal def nga ce choix toogal sa coin tu es libre yaa moom sa bopp mais nag kanta bu ma nekkee ci yoon bi di dem boo taxee ci yoon bi dama lay fel waaw man vision boobu rek la am ci syndicat tout le monde est libre nag question de choix la peut-être ñoom comprendre ils ont leurs arguments yoo xam ne comprendre mais man li ma gëm mooy ne bu ma nekkee ci dëgg
même bu dee benn nit sax même bu ma nee man kese sax damay dem ba jeex. alors ñu ngi gis tamit ay kàddu jib ci boori ki nga xamante ni moom moo jiite hôpital bi daanaka dalal na xel yi ci ne lu toll ci at wala 18 mois la ñu wax la ñu fas yéenee defar li nga xamante ni moom moo di hôpital bi delloowaat li nga xamante ni moo di clé lu mucc ayib la ñu wax la ñu fas yéenee indil askanu Sénégal waaye daanaka ba ñuy projeté wu ci liggéey boobu amoon na ñu def ay proposition ñu koy def service par service tey jii ñu tëjandoo wàllu wu ni mel ba ngeen indi ci également seen opposition tey lan nga jàngatee kàddu yi nga xamante ni indi na ko te saa su ne bu nu ko déggee itam dafay waroo ak explication yi nga xamante ni indi nga ko notamment 3 hectares yi nga xamante ni état bi dafa jugtee ngir rek daal di koy jaay ba ñu ngi doon fësal prix yi jëm ci lu mel. waaw xam nga tudd nga léegi directeur man directeur dama ko yërëm. lu tax jaaxaat xam na moo tax man dama ko yërëm. otage la prisonnier la rek moom dañ ko tënk moom fonctionnaire la fi ko état bi jaar loolu lay jaar li muy wax sax moom du ko gëm waaw moo tax ma ne la dama ko yërëm. waaw du caaxaan dama ko yërëm parce que li muy wax sax du moom du ko gëm parce que plan de déménagement boobu muy wax lépp lu mu ci wax amul day wax lu ko neex. affaire bi dañ ko doon def ci suuf catamini lañ ko doon def suuf ma ñu jàpp leen ñuy génn maladie di leen sànni ci biti lañ leen ñoom duñ ko weddi de maladie lañ jël di leen génne. mais loolu dafa grave. te wéruñu te maladie wéruñu ñu jël leen di leen génne maladie yoo xam dañ leen a amputé maladie yoo xam ne non mais madame ce qui se passe à l'hôpital li fa xew dafa jéggi dayoo. kooku ñëpp ko war a naqarlu. ba pare amul benn note de service bu koy firndeel. li ci gën a yéeme. amul benn note de service buy firndeel ne hôpital bi dañ ko war a tëj tey mais amul fenn. le 15 bi mais amul benn note bu ko firndeel crime la c'est un acte criminel tey pour ma jox la un exemple gis nga hôpital. ministre moo président moo koy tëj décret. wala gouverneur wala ministre bi directeur am na droit tëj hôpital. amu ci droit. donc violation la def bu ñu ko attaqué moom cour suprême wax naa ko dem nee naa ko yow dañ la war a tëj. logiquement il devait être emprisonné parce que lim c'est une faute grave li mu def noonu lañ def maladie jàpp leen di leen sànni ci biti di leen génne parce que yàkkamti nañ soxla nañ suuf si rek. amul benn notification bu ñu jox. mais li ma la wax ni c'est même les malades ne savaient même pas que suba la ñu war a génn. mais madame man partenaire sociaux la. man je suis syndicaliste. hôpital kay bu ñu koy defar bu ñu koy tëj mais dama ko war a yëg. mais man je suis pas au courant de rien ñoom dama leen jàpp ñuy génn maladie yàkkamti bëgg patam patame maladie. te amul benn voie administrative bu wane ne hôpital bi dañ ko war a tëj ñuy marcher dans l'illégalité ci hôpital bi foogoon ne du am résistance bi la ñu yaakaarul woon dañoo foogoon ne hôpital bi amul syndicaliste loolu la ñu foogoon bëgg a def li ñuy def yéen askan bi naruñu woon yëg dara ci la ñuy def. parce que yeex nañu am notification. non ba léegi amuñu notification kenn ñemewu ko ci génne na ko président génne. parce que moom li mu jubal ci ay kàddu moom mooy problème de communication moom jàpp na ni. et nangu naka ni amoon na tuuti yéex ci yenn détails yoo xamante ni jotut a wax si ak yéen. xam nga waxuma loolu du yéex maa tay la ñoom ñoo ko bëggee noonu ñoom ñoo ne duñ ci communiquer parce que lépp dañ ko bëggoon def ci suuf en catimini jël maladie saax pour ngeen bañ pour askan bi bañ a xam nu mu demee waaw dil na bu ñu doon teg far ñu jàpp leen ñuy génn maladie man ci laa def conférence de presse boobu ñu tiit. commencé génne ay plan de déménagement plan yoo xam ne yow da ngay génne nga ne à condition dañuy yóbbu service bi fële mais à condition mu pare mais loolu xel nangu na ko hôpital du fowukaay malade du ñu ay bakkan lañu yor donc boo leen di traité da nga leen war a traité avec manière mais du xëy benn jour rek bëgg leen a buub ku wérul noo koy génne foo ko yóbbu fan la ñuy yóbbu malade yi du ñu yàkkamti pourquoi il se précipite man loolu ma yéem quoi. te jox ñu leen ci explication. non mais amul benn explication bu ñu mën a jox lu dul soxla suuf si. 3 hectares yi. 6 hectares yi lañ soxla sax bu la neexee nga wax loolu xam la moo tax ma ne la bu la neexee nga wax loolu. lan moo tax. ñoom dañ ne woon dañuy jaay 3 hectares yi tabaxee yeneen 3 hectares yi. ñu ne léegi tabax bi par phasage la maanaam bu ñu tabaxee fii ba pare tabax fii nga xam ne ñun duñu génn. ñu ne formation bi dañ leen di yóbbu ñu ne personnel bi diggante bi ñuy tabax dañ leen di yóbbu formation loolu la ñu waxante woon de ñu ne suñu salaire suñu dara du manqué. ca njëlbeen mais li ñu waxoon yëpp dindi nañ ko xam nga léegi lu ñu wax. léegi nee nañ tabax bi phasage amatul
ñun ñëpp dañuy génn on sort waaw ñu yàkkamti patame maladie te wéruñu génn sànni phasage ñu ne phasage amatul ñu ne ñun tamit dañuy génn ñu ne formation amatul kenn dematul formation moment bii may wax ak yow sort personnel bi rek la wuñ ko mais lan kon ñoom lañ ñu waxoon yëpp gis nga ko amul donc loolu moo lay war ne nii am na lu nekk suuf si lañ soxla. donc deal ngeen jàpp ni la ñu fas yéenee def ci suufu sa Aristide Le Dantec. mais deal bi dafa leer xam nga lan moo lay war ne deal bi la def dafa leer personnel hôpital Aristide Le Dantec nan la ñuy ñëwee du dugg seen biir hôpital pour faj maladie nga ne duñ dugg nga indi policier ci tëj hôpital rek mais madame lii xew Sénégal yéeme na. li xew Sénégal yéeme na. tëj hôpital rek nga ne indi ñu police la ñu andil de tey barricade man dama tiit sax nii laa def gis nañ ko tey Babacar nii laa def di leen seetaan parce que xam naa ne ñii dañuy cinéma la ñuy def police ci koo xam ne yow dafa war a liggéey si joxoo ko benn note ne ko waroo xëy si gis nga violation boobu encore. gis nañ ñu def teg ci loxo même benn activiste muy Abdou Karim Gueye xurum xaq doon leen indil la également jàppandal tey ce matin ba daanaka gis nañ ñu bëri dañoo mujjee daal di dëpp foofu. moom dañ koy mastaw. waaw moom dañ koy mastaw. dafa ñëwoon rek gis na injustice la mu ne naa ñëw jàpp ci liggéey bi te deful dara. waaw dafa ñëw bëgg a def interview waa ji ñëw këf policier bi këf micro bi man dama xawoon a sori. man mii lañ bëggoon a jàpp. ah bon ah mais bien sûr ils avaient un objectif très clair man jàpp ma lañ bëgg mais man nga foog ne noonu la may jàppee man je suis intelligent. man du ma dëb joxe sama bopp de man je mène un combat. boo xam ne dama koy teg ci yoon parce que du ma tooñ waaw man du ma tooñ. waaw man je suis un syndicaliste comprendre mënuma di tooñ c'est impossible mais li ma bëgg a wax mooy ne dëkk bi li fi am jéggi na dayo booy jaay di jaay suuf ba ñëw jaay suuf hôpital man yaa ma man voilà te am na lu ñu doon wax que ni xaalis bi également jafe-jafe la ci woon moom amuñu woon xaalis on peut dire ngir tabax li nga xamante ni moom moo di hôpital bi loolu tam yan explication mais explication yu teguwul fenn la soxna Aïda li tax ma ne la teguwul fenn dégg naa leen fan yi gis nga dañoo jaaxle dégg naa leen fan yi ñu ne jaayatuñ mais ku jaayatul nan ngay tabaxee te yow ne nga problème xaalis nga amoon. est-ce que du pression bi ngeen teg ci ñoom la. ah xaw ma pression la xaw ma du pression mais nee nañ jaayatuñu léegi ba pare bëgg a tabax te neewoon nañu amuñu xaalis xam nga ñoom lan mooy seen problème moomuñu dëkk bi il faut que ça soit clair ah il faut que ça cesse moomuñu Sénégal. di nax nit ñi di nax askan bi dafa war a jeex il faut que ça soit clair parce que yow mënoo fi nekk tabax arena tabax stade maître Abdoulaye Wade tabax fi tour RTS tu as fait beaucoup de choses dans ce pays nga dem bëgg a war a tabax hôpital Dantec naan amoo xaalis affaire tappale yooyu mooy lan ñoom ñoo moom réew mi ce pays leur appartient hôpital boobu askan bee ko moom ña fay faju ñëpp seen loxo jotu seen ginnaaw doo ko tabax bu normal rawatina mu am plan bu leer boo xam ne 2014 ba léegi dañ ci liggéey non il faut que ça soit clair il faut que ça cesse ñii moomuñu réew mi ni askan bee ko moom te bu ñee askan bi ñu néew doole ñoo ko moom donc encore une fois ñoom bu ñu bëggee tabax hôpital Aristide Le Dantec suba mën nañ ko taxam danga xanaa yaa ngi fàttale rek ne Covid bi bi mu amee ñaata lañ génnewuñu fi 1000 milliards ah oui fa lañ jëlee 1000 milliards bu ñu xam nga la mooy tappale yi la ñu war a bàyyi te bàyyi suufu hôpital Aristide Le Dantec symbole la référence la école la 63 professeurs 450 maîtres assistants 3000 apprenants hôpital da nga bëgg xëy téeméeri at également waaw da nga xëy benn jour ba ko liquider comme ça nga foog ne askan bi dinañ ko nangu mais askan bi ils vont pas l'accepter te duñ ko nangu waaw encore une fois je lance un appel askan bi laay waxal di leen xamal ne samedi am nañ marche à 9h place de l'Obélisque la ñuy jógee dem RTS nañ ñëpp ñëw waaw parce que il faut ñu jàmmaal ak ñoom parce que ñoom moom réew mi qu'est-ce que ça veut dire ça hôpital boo xam ne ñu fay fajoo ay néew du doole ni seen loxo jotul seen ginnaaw mais boo ko mënul tabax normalement nga bàyyi leen ak seen suuf sax parce que suuf si nekk nañ ci géej gi rek tàmm nañ ko xanaa booy jaay ba jaay suuf nga bàyyi hôpital kon da ngeen jàpp ni li fi mu féete ak position géographique am moo tax tey ñu bëgg ko liquider mais dafa leer nañ dafa leer wax naa la jox naa la ay explication erreur bi ñu njëkk a def mooy bëgg a jaay 3 hectares yi tabax ci yeneen 3 hectares mais loolu mooy lan état noonu lay marché finance publique noonu lay marché damay jaay hectare affaire booy yooyu damay jaay 3 hectares yi tolli ko fii pour mën a tabax mais ñii kan la ñuy nax ku ñuy nax il faut respecter les Sénégalais ñii askan bee leen fi teg bu dul askan fii ñu toog duñ fi toog donc il faut ñu leen di jox leen cër mooy hôpital boobu nga xam ne ñoom moom rek la ñu am
askan bi amuñu da hôpital boobu rek la ñu am ban hôpital nga fi dem faju tarif hôpital Dantec kan moo ko fi am. vas-y voir les autres hôpitaux nga xool tarif hôpital Dantec kan moo ko fi am xale yi am cancer 50 000 ngay fay dootoo fay tey bu ñu leen délocaliser ay mën nañu fay 100 000 francs par jour. donc yooyu yëpp teniruñ ko ñu yàkkamti patame maladie génne leen bëgg ñoo sacrifier ñun on va pas l'accepter. du ñu nangu kenn di sacrifier personnel hôpital Aristide Le Dantec mënuñu fi nekk def 30 ans 20 ans de service. nga xëy un bon jour di tëj suñu buntu te tegoo ko fenn. lii du jaay doole. et le sort des malades. parce que ñi ngi génnee benn liste boo xamante ni nee nañ fa la ñuy yóbbu malade yi est-ce que tey jàpp nga ni dispatching wala répartition boobu ñu def jaar na yoon tey ba mu mën a tax tey malade yooyu noonu nekk dans de très bonnes conditions. ay tappale la yooyu yëpp c'est des tappale il a fallu ñu aalu seen kaw ñu génne ko. te bi ñu loolu dafa yomb théorie bi ak pratique bi du benn madame. théorie bi mën naa toog fi jël sama big bi bind lu ma neex mën naa ko bind. lu ci ëpp dalal jàmm. mais bu ñu demee sur le terrain c'est pas la réalité ñëpp xam nañu hôpitaux yi dañoo feebar. yow fii si ñaata yoon nga fi gis ñu ne malade wër lañu. plateau technique gu Sénégal tam lu ñu waxaat la. mais yow ñaata yoon nga wër ci hôpitaux yi yor malade di wër ci hôpital yi di wër hôpital ba mu faatu ñaata yoon nga ko fi dégg. fii ban hôpitaux moo fi jag bu ñu nax Sénégal yi ni ñu wax nit ñi dëgg hôpitaux yi jagu fi bu ñu demee foofu pëcc xoola raag bu métti lay doon parce que problème espace day posé wu te problème statut day posé wu parce que am na ñoo xam ne ñoom dañuy dem fekk fa seen élève comme ainsi de suite donc je pense que hôpital Aristide hôpital bu mel ni nga xam ne mastodonte la balaa nga koy tuxal da nga waroon toog nga waxtaan ak tous les acteurs jël suñu temps am planification bu wóor nga xam ne fii ak 1 an 6 mois dañ koy préparer étape par étape mais il a fallu que ñuy àll ñuy génn ay spot publicitaire naan maladie fii ngay démb la ñu ay tappale la ne spot bu te de tappale ay tappale la voilà dañuy tappale ñoom ci tappale rek lañ dëkk. les hémodialysés également ñu ngi gis ci hangaru Léopold Sédar Senghor bi lañ leen teg foofu tamit est-ce que tey itam du risque ci anam bi ñu leen yóbboo fu ni mel. mais risque bu rëy. nee naa la Soxna Aïda xam nga ñun man boo gisee may wax conséquences yi lay wax. ñun ay syndicalistes nous sommes des avant-gardistes ay sentinelles la dañuy gis loo xam ne ñëwagul. ñu alerter conséquences dramatiques yi kenn mënu ko natt. wax nga ko léegi lay dialysé xam fan lañ leen yóbbu. angaaru aéroport ba. angaaru aéroport malade bu dëkk Kër Mbay Fall dëkk Yëmbal route de Boune. comprendre. banlieue ba chaque jour day xëy avant 8 heures mu fekk ko angaar ba. bu ñëwee ci angaar ba xam nu muy demee day wàcc dox distance angaar ba ak taliba. dialysé bi. voilà ak dialysé bi yor beeke am na ñoo am mënuñoo dox mesure d'accompagnement yi neew fa loolu moo lay wax ne dañoo yàkkamti. yooyu yëpp day firndeel précipitation. nit ñi amuñu plan de déménagement. da koy firndeel. parce que bu ñu amoon plan de déménagement yooyu yëpp dañ koy lijjanti avant maladie yi ñëw. donc je pense que lu ñuy yàkkamti. pourquoi il se précipite. mun nañ jàpp ni kon le moment est mal choisi tey pour def lu ni mel mais est-ce que du tamit heurteur gi benn pàcc gi ñuy wax ni fi mu nekk am ngeen ko comme taxawaay booster leen ba tax ñu jël décision bi nga xamante ni on peut dire que à la hâte lañ ko jëlee bu ñu sukkandikoo ci explication yi nga xamante ni moom nga fi jot a jibal monsieur Dione. lépp à la hâte lañ ko def seen ruq lañ nekk lobby la. benn lobby la suuf si lañ soxla suuf si xoolal dañ ciy am commission association malfaiteur la dañ ciy am commission bu ñu jaayee suuf si ñoom ñëpp dañ ciy am commission ñoo toog seen ruqu toog teg seen plan diw yaay dem fii diw yaay dem fii diw yaay dem fii diw mais qu'est-ce que ça veut dire ça un état responsable war na marché noonu. waxtaan yéen seen waxtaan ak ñoom fan la mujj. amuñu ci benn waxtaan man plan de déménagement maa ngi koy soog a gis de. man ministère de la santé toogu leen ak moom man maa ngi déggoo li ma la maa ngi soog a gis plan de déménagement bi man maa ngi koy soog a gis de barke Rasulaay maa ngi koy soog a gis man kenn musuma woo réunion ne ma kañ waxtaan ci plan de déménagement boo waxee ñu naan la chef de service la ñu ay tappale lañ chef de service yu bari yëguñ xamuñu lu ñuy lijjanti seen ruq lañ toog di xool directeur boobu sax mooy wut fu ñuy dem mooy woote. directeur bi nii. waaw mooy woote mooy jël téléphone woote. ñu dem foofu ñoom ñu wàcc sur le terrain di bàpp chef de service pour ñu dem non ay tappale la